campagne bi amoon na violence quand même malgré initiative yi ñu fi jël charte de la non-violence bu cadre unitaire de l'islam au Sénégal initié woo acteurs politiques yi ñu signé ko lan moo mën a expliquer boobu violence c'est vrai que am na ñoo xam ne ñëw nañ ak ay programme mais ñeneen ñi itam am na loo xamante ne à la place des programmes ñu teg ci leneen maanaam violence boobu lan moo mën a expliquer violence boobu sa gis-gis. waaw violence bi je pense que dafa am ay racines maanaam ay reen yoo xam ne dafa sori. boo xoolee suñu cadre université par exemple li muy faral di am violence dafay mel ni violence moom la langage boobu la autorité yi di gën a déglu bu amee problème. kenn du ko régler mais il suffit que mu am violence automatiquement tout le monde se saisit du problème et on cherche une solution donc finalement nit ñi dañu naan mais est-ce que nekkul nekkoon violence bi xëy na peut-être gënul mais moom ci la ñu gën a mën a gaaw a jaare pour poser problème et donc trouver solution kooku c'est un premier point deuxième point bi dafa mel ni am na yeneen xeetu violence yoo xam ne xëy na am na fi waa ñi ngànk nguur gi dal ci kujje gi ci ay violence yoo xam ne day jël maanaam violence policière wala violence judiciaire gis nañ fi ay des arrestations d'activistes gis nañ fi même des arrestations préventives yoo xam ne dañu njott rek ni nit ki defagul sax ñu fekk ko ci këram jàpp ko tëj ci kaso bi pendant 6 mois donc yooyu yëpp bu ñu accumuler xeetu violence yooyu yëpp dafay dem ba benn moment dafay exprimer wu te ni muy exprimer wu aussi day wane ne nit ñi dañu bañ nooteel donc bañ nooteel boobu bëgg ñu sàmmonte ak seen i àq ak seen i yelleef dafay tax ñoom it ñu yomb fippu donc kooku aussi mën na expliquer violence bi itamit mën na ko expliquer ci ñi nga xamante ne dañu yore woon nguur gi parce que ni nguur gi di doxee dafa mel ni clientélisme daf ci bëri clientélisme mooy maanaam boo yoree nguur gi da ngay yore kopparu askan wi di ci def naka sudul noonu donc su fekkee ak suuf seeg yooyu donc boo yoree moyen yooyu yëpp pour ñu jël ko sa loxo nit ñi souvent dañ ciy cramponné wu maanaam dañu def lépp lu ñu mën ngir téye loolu parce que dañu naan sama teraanga lañ may xañ ñi ngi fàtte ne askan wi dañu liggéeyal mais képp ku ñu yoree nguur wala nga yore une parcelle de pouvoir da nga yaakaar ne ab gâteau bu ñu la jox nga di ci xéwalu moomal ko sa bopp xañ ko askan bi tu vois donc il faut que ñu xoolaat suñu culture politique aussi nu muy doxee ci wàllu boobu xam ne liggéeyal askan bu la dénkee dañ la dénk ngir nga liggéeyal askan bi mais nekkaloo fi sa bopp donc loolu aussi beneen problème la beneen problème bi ci jiitu aussi c'est que kujje gi ak ñi ngànk nguur gi dafa am buumu kóolute gi dafa dog c'est-à-dire que démocratie rupture de confiance maanaam démocratie jongante la mais jongante bi dafa war a tegu ci ay sart yooyu nag dañ ko war a pencoo war ko waxtaane ba nga xam ne ñëpp ànd nañ ci ñu xam ne nii la po bi tëndee mais bu loolu amul day am d'abord une incertitude autour des règles incertitude boobu day faciliter violence et puis aussi day tax ne lu ñu yëkkati rek dañu jaakaar ne am na benn jaan buñ ci laxas wala am na benn ndëq sërëxal bu nekk ci suuf ba loolu day tax ñi féete ci kujje gi ñoom it dañu yaakaar ne dañu ay njuuj njaaj la ñu lal ngir foqati baatu askan bi ci anam yoo xam ne dëppoowul ak démocratie donc yooyu yëpp ay xeetu problème la yu mën a jur démocratie yu mën a jur violence rawatina itamit bu fekkente ne dañu toll ci réew moo xam ne dafa ñàkk bi dafa jéggi dayo jafe-jafe yi jéggi dayo donc am na nu muy demee tuuti rek frustration ak problème ak njàqare bi nga xam ne moom la nit ñi di dund surtout jeunes yi dafay yomba feeñ ci violence